jàngeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futurs Médias xibaaru marax yi la ca gën a fës jàpp leen jëwriñ ji nga xamante ni moom la ñu dénk l'armée bi jamono ji ma nga ca diwaanu Ndar ngir rek janook taskatu xabaar yi gannaaw nekk faatu étudiant bi di Fallou Sène mi ñàkk bakkanam ci jàmmaarloo goo xamante ne doxoon na ci diggante étudiant yooyu ak takk derrière jëwriñ ji nga xamante ne nag moom la ñu dénk biir réew mi di Aly Ngouille Ndiaye mi ngi naqarlu rek musiba boobee nee na nag dinañ amal ab autopsie waaye tamit ubbi nañu ab enquête ngir rek xam dëgg-dëgg lan moo sabab googee faatu ci jamono jooje nag étudiants yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk fii ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ñoom it ña nga doon manifester di sàkku rek ci takk der yi ñu able ci université yi ñu ne sax am na kenn koo xamante ne jot nañu ko gaañ muy commandant bu gendarmerie dinañ ci ànd ak sunu naataango ci kanam tuuti yeneen i étudiants nag feelu leen muy nekk ci université Assane Seck bu Ziguinchor ñoom it ña nga wàccoon ci bedd ma rek di manifester ndax faatu kooke di Fallou Sène SAES na ñoom duñu ko bàyyi noonu muy syndicat boobu nag ëmb jàngalekat yi fare ci daaro yi kaw yi ci diwaanu Ziguinchor ñoo ne nee nañ grève ñaari fan la ñu wax li ko dooree ëllëg ci àllarba ji ñoom nag ñu ngi naqarlu ñoom it musiba boobee nee nañ foofee nag ca Ziguinchor daal ñoom la ñuy sàkku rek mooy ki nga xamante ni moom mooy recteur bu UGB mu daal di able waaye tamit jëwriñ ji nga xamante ni moom la ñu dénk njàng mu kaw mi tamit ñi ngi sàkku rek mu daal di able mbokk yi ponk baa ngi nii moo ci gën a fës ne suñu yaatal ko. dalee nag jàmm ci xibaaru marax yi ñu tàmbali ko rek ak tiis wi xew tey ca diwaanu Ndar ni ngeen ko gisee ci suñu xibaar yi ak étudiant boobu di Fallou Sène nag ñàkk bakkanam gannaaw jàmmarloo gu doxoon ci diggante étudiant yi ak takk der yi jëwriñ ñi dénk forces armées ma nga foofee ca diwaanu Ndar Ousseynou Diop la ñu ciy jokkal Ousseynou Diop maa ngi lay dellu nuyu. mangook Ousseynou Diop ni ma ko waxee ak jëwriñ ñi nga xamante ni moom la ñu dénk l'armée bi war a janoog taskatu xabaar yi foofee ca diwaanu Ndar ndax yëf yi tàmbali na ak looñu ci mën a tënkal. waaw Augustin Tine bi nga xamante ni moo jiite lépp lu jëm ci wàllu forces armées jamono ji ñuy wax ak yéen la dugg ci fi nga xamante ni mooy ci hôpital régional bu Ndar ànd ak général de division Cheikh Sène au commandant en second de la gendarmerie waaye tamit yore lépp lu jëm ci wàllu sous-directeur bu justice militaire moom Augustin Tine nag nee na ci lu jëm ci wàllu nemmeeku bi daal li mu bëgg mooy seet ñi nga xamante ni ñoo gaañu nekk ci wàllu l'armée bi waaye tamit ay étudiants yoo xamante ni ñu ngi fi ndaxte Fatou boo xoolee ci lu jëm ci wàllu xeex bi amoon sànq ci suba ñii di l'armée bi dañ ci loru waaye tamit ñi nga xamante ni ñooy étudiants yi dañ ci loru sax ba kenn ñàkk seen bakkan Augustin Tine nag bi mu demee ci urgence léegi dugg na ci ñaari salle dem seeti ñi nga xamante ni ñoo am ay jafe-jafe di militaires yi di étudiants yi yéeg na nag léegi ci fële nga xamante mooy ci bloc bi foofu nag fa lay jëm ngir mën a def leneen li nga xamante ni moo jëm ci wàllu seet bi moom nag nee na juste bu pare ci lii dana yëkkati ay kàddu jadoog askan wi waxtaan ak ñoom journaliste ñu ngi taxaw ngir mën ko xaar Fatou. ma ngoog ñu lay jaajëfal ci loolee nga xamante ni tënk nga ko foofu kon ci kanam tuuti rek jëruñ ji nga xamante ni moom la ñu dénk forces armées dana janoog taskatu xabaar yi askan wa foofee ca diwaanu Ndar ñu des ba tey ci mbir moomee wax nañ li ko sabab jàmmaar loola gu doxoon ci diggante étudiants yi ak takk der yi étudiants yi doon manifester rek ndax seeni bourse dañ leen koy yeex a fay ñu ne nag ñaari fan la ñu taxawal yoo xamante ne nii ku bëgg a lekk da ngay lekk te doo fay dërëm ci restaurant boobee doo ca joxe benn ticket loolee daanaka booy seet moo indi jàmmaarloo googee mu waral tey ji nag Fallou Sène di étudiant deuxième année boobu ñàkk ci bakkanam Ousseynou Diop la ñuy des moom ba tey mu dikk ak ñun ci mbir moomu. ay fan jotuñu seen ay bourse étudiants yi nekk ci université Gaston Berger bu Ndar wane seen i naqar déclaré journée sans ticket gendarmerie du ci dal tax ñu taal ay pono ci route nationale bi baaxe ko oto demul oto dikkul ci suba teel 7 heures jot ñu janoo ak ñi nga xamante ñooy gendarme yi waaye takk der yi soqi fetal seen i kaw 9h30 blessé yu njëkk yi ñoo ni leen ci hôpital régional bu Ndar 10h ñoom étudiants yi ñenn ci ñoom ñëw ca bërëb ba yëg ni Fallou Sène toll ci ñaar fukki at ak juróom-benn nekk ci deuxième année bu lettres ak sciences humaines bu université Gaston Berger ñu jàpp ni dafa faatu xale yi mënuñu ko woon gëm. ñoom nag mer bu futtu la ñu def ni lii dafa war a dakk. c'est pas un incident li xew tey moo dañoo ñëw réprimer étudiants yi door ñu looloo amoon tey fii ci campus un de nos camarades moom finalement dafa mujj succombé état bi li mu mën rek moom mooy rey mooy gaañ
te moom tey ñu ngi koy méttitlu suñu camarade bi décédé. ñeneen ñu nu joxañ baaraamu tuuma di kilifa yi ngànk wàllu njàng mi ministre de l'intérieur ak ministre bi yore wàllu finance ñu ni sax dañu war a abale ndaxte lii dafa doy. ñu ngi exiger avec effet immédiat la démission du ministre de l'intérieur parce que moom moo ñëw ne incident la mais ministre intérieur xanaa déggul français. C'est un acte lâche. Ñu ngi exiger démission recteur Baye Dalaye Kane tamit ñu ngi exiger démission Ibrahima Diaw directeur du CROUS parce que amu fi benn njëriñ ñu ngi exiger démission ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche Mary Teuw voyage rek la fi nekk ñu ngi exiger démission Amadou Ba parce que Amadou Ba bi nekk ministre économie et finance ba léegi ñun lu ñu fay à temps. xale yi nekk ci université Gaston Berger bu Ndar mer ba futu kenn ci ñoom ñu jam ko mu faatu keneen ka itam ñu ni jam nañ ko waaye jamono jile mi ngi ci diggante dund ak dee. ma ngoog ñu koy jaajëfal bu baax Ousseynou Diop étudiants yooyu nag seen naataango yi nekk fii ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ñoom it sànq ña nga doon manifester di sànnante xeer ak takk der yi ci takk der yi sax ki nga xamante ni kenn la ci ñoom di commandant ba dañu ko sax mujj gaañ étudiants yi nag ñoom it mer ba futt la ñu def ni ñu ko waxee muy étudiant yu UCAD ndax ñoom la ñuy sàkku rek mooy ñi nga xamante ni ñoom ñooy takk der yi ñu daal di able kon ci université yi ba tey ñu nekk it ca diwaanu Ziguinchor ci daara jooju ñu naan Assane Seck ñoom it ña nga doon manifester wàccoon ca mbedd ma rek di naqarlu li nga xamante ni moom moo xew tey ji ca diwaanu Ndar bu ñu desee foofu ca Ziguinchor dañ leen waxit ci syndicat bi di SAES nga xamante ni moom moo ëmb jàngalekat yi fare ci daara yu kaw yi foofu nag yëkkati nañ fa ay kaddu di sàkku rek daal ñi nga xamante ni nii ñoom ñooy kilifa yi ñu taxaw nag ci mbir mi ndax nee nañ sax dinañ bank seen loxo diirug ñaari fan grève la ñu wax suba nag la ñu ko fas yéene tàmbali ñoom waa SAES nee nañ nag ki nga xamante ne daal moom la ñu dénk lépp loo xamante ne soxal na wàllu njàng mu kawe mi na taxaw ci jafe-jafe yi dañ ci ànd ak Boubacar Dia si Lamine Mandiang. mais di am naqar bu mett bu wér ci suñu xol di am mettit ci suñu xol ndax université dañ fay yónni ay ndongo pour ñu wuti xam-xam ñu sàkku ji xam-xam mais yónni wuñ leen université pour ñu leen di rey loolu moo tax tey bi ñu ko yëgee ñu waxtaan ak suñu yeneen nattangoo yi nga xamee ni ñoo nekk ci biir SAES décidé ni danañu am ñaari fan yoo xam ne dañ koy grève muy ëllëg alarba ak gannaaw ko ëllëg ci alxames ñoo ngi xool ak ay avocats yi ba xam ndax ñun SAES mën nañu constituer wu partie civile dans cette affaire wala déet parce que quand même lu ëpp tuur ndax bu fekkee ne woon bii cas rek moo mos a am Sénégal ñu mën a wax mais bii mooy unième cas bi nga xam ne ni am nañ ko ci étudiants yoo xam ne dañ leen di rey wala ñu leen di gaañ yéen a ngi fàttali ko rek semaine yi passé rek ci Thiès am na ci étudiant boo xam ne daanaka dañuy wax ne ñàkk na bëtam sur le plan international suñu instance yi nga xam ne bokk nañ fa yëpp dinañ leen bind pour wax leen di xew Sénégal parce que tamit mënuñu ko nangu xew-xew boobu amee il faut que quand même nguur gi jël ay matuwaayam pour xool ñan ñooy responsable ci situation boobu chaîne de responsabilité nag ndax chaîne de responsabilité ndax ki jiitu xëy na moom mooy recteur université Gaston Berger de Saint-Louis ndax def na erreur dafa def déclaration démb 14 déclaration boo xamee ni daana ko def ci fëgg dënnam pour wax ni suba bu xale yi jaaree fi ñu jaaroon démb dinañ ma fi fekk loolu moo indi tey jàmmaarloo bi am ba étudiant dee ci donc moom dafa am responsabilité am dafa engagé woo moo tax ñun ñu am yaakaar ni su fekkee ni vraiment ngor des na ci réew mi moom dafa war a démissionner ña leen war a fay jox leen seen bourse te joxuñu leen seen bourse ñooñu dañoo am responsabilité te loolu ministère de l'économie et des finances da cee jiitu parce que moom moo yor xaalis bi koppar gi mais ministère enseignement supérieur par le biais de la direction des bourses da cee am responsabilité mais également responsabilité dafa làmb ministre de l'intérieur parce que ñoom ñoo yabale.
ñu dellu UCAD ak étudiants yi doon manifester ñoom it di naqaru rek faatu kookee di Fallou Sène ñu doon sànnante xeer nag ak takk der ya benn commandant sax bu police moom jëlee na ci ay gaañu gaañu étudiants yu UCAD nag li ñuy sàkku rek mooy takk der yi nañu able ci daara yu kawe yi Habib Faye. beneen i jàmmarloo ci diggante waaye takku der yi ak étudiants yi. oto yi ñu lakk commandant bu gaañu dembeek dikk bu ñu gàllankoor jaaykat yi laali seen jaay boutique yi tëj ak yeneen. fukki at ak juróom-ñaar gannaaw ba Balla Gaye làkkoo tey Fallou Sène ñàkk na bakkanam ci jàmmarloo yi am ci diggante takk der yi ak ñii di étudiants yi ñoom ñooñee sax mer ba futt la ñu def. suñu président faale wuñu lépp lii nii du réagir ay étudiants yu ñuy rey Bassirou Faye après Fallou après kan après man après keneen ak keneen il est temps gars yi jóg ñu wax lii du yoon. suñu camarade suñu mbokk lañu rey université Gaston Berger loolu dafa ñaaw ñun ñoo war a bàyyi lii du yoon étudiants yi ay nit lañ. hôpital Fann baa ngi nii tey bu nekkoonte ni évacuation am na wala genre kenn du ko mën a def depuis lors donc étudiants yi ñëpp arrêté nañ seen cours yi kenn mënu fi jàng. dafa toyo xol man dama toog gàlle gis ce qui se passe à la télé gis ce qui se passe à la radio et voilà gis ce qui se passe à l'internet je me suis dit que mënu ma des gàlle donc fallait que ma ñëw université rien que pour soutenir les camarades quoi. mbir mi dem ba jéggi dayoo commissaire bi ne du yëy yàbbi. mer ba futt la ñu def jamono ji gannaaw ba nga xam ne seen ñooñ bi daanu na fële ca université Gaston Berger ba jaare fa ñàkk fa bakkanam ñoom étudiant yu université Cheikh Anta Diop bi ñëw wàlliyaan si xeex ak ñi nga xam ne ñoo di force de l'ordre yi nekk suñu ginnaaw ñoom ñi bàyyiwuñu dara te it fas yéene wu ñoo mukk wàcce seen loxo bàyyi xeex mi ci suuf duñu ko def ndax lan métit la ñu amee la ñuy sàkku rek moo di na takku der yi génn fi nga xam ne mooy ci daara ju mag ji. ma ngoog ñu koy jaajëfal Habib Faye doon jokkook ñun foofee ca université Cheikh Anta Diop Ndakaaru étudiants yooyu nag seen morom ya nekk ca université Assane Seck bu Ziguinchor feelu nañu leen ñoom it ña nga woon ca mbedd ma di naqarlu faatuk Fallou Sène ba tey étudiants yooyu nag gannaaw nag ñaxtu bi nga xamante ne def nañu ko ca mbeddi Ziguinchor ya am na ay kàddu ñu yëkkati ñu teewlu kenn ca ñoom ci micro Boubacar Diassi. dañu wàcc ci mbedd bi pour ñaxtu lu jógee xew UGB tey umpul kenn ci Sénégal ci sénégalais yi bokk lu jógee xew université Gaston Berger de Saint-Louis ñaari doomu aadama ñaari ndongo daara laa bëgg a wax faatu nañu parce que lalla dañu doon réclamer bourse ma laaj leen pour xam est-ce que réclamer bourse soxla na bokk laaj na rey doomu aadama lii dafa ñaaw te bu ñu sañoon lii bu mu amaat parce que chaque jour ñu lañ yaag dañu constaté ni weer bi dee mu romb ay fan balaa étudiants yi doon leen fay ñun yelloo nañu bourse bu ñu ko wax te bourse léegi dans les textes yaakaar nañu bourse étudiant bu jënd méritant moo koy yelloo donc tey étudiants yooyu bu ñu demee ba di laaj seen bourse ñu leen di tiire ñun ragal naa ne ñun loolu dañ koy ragal trop te bu ñu sañoon vraiment lii bu mu amaat lii dafa ñaaw barki Demba Ndiaye rek Bassirou Faye moo dee moo jot a faatu paix à son âme tey lii amaat na encore léegi suba bokk dañ yaakaar ne benn étudiant université Assane Seck lañ nar a faat. gannaaw étudiants yi jëwriñ ji nga xamante ni moom la ñu dénk biir réew mi di Aly Ngouille Ndiaye wax na nag ci mbir moomee ubbi nañu ab enquête waaye tamit daañu amal rek autopsie ngir xam dëgg-dëgg lan moo sabab faatu kookee di Fallou Sène ñu teewlu ko Aly Ngouille Ndiaye ci micro Mame Biram Diouf. xew-xew yi metti yi nga xam ne nag bakkan des na ci amit ñu bëri ñu ci jëlee ay gaañu ay jàmmarloo yu dox ci diggante kon ay étudiants UGB ak takk der yi ministre de l'intérieur ñaawlu na ko. xanaa dañ koy naqarlu parce que c'est vrai que étudiant ak takk der yi tàmm nañ des fois di jàmmarloo yu mel ni amee baax na peut-être ñu wax ci njëlbeen lan moo ko waral parce que bourse yi peut-être am na ci ñoo xam ne ñi seen bourse yéex na ñëw. ndaxte président conseil des ministres bi la passé rek joxe na instruction pour que ñu fay bourse yi donc bourse yi tàmbali lañ ko fay normalement depuis aljuma ci université yëpp il se trouve nag am na ci ñoo xam ne ñi peut-être ay boursiers yu bees lañ xam naa jotaguñu woon am seen i carte
donc ñooñu peut-être moo tardé le temps que ñu nekk ci processus bi xam nga souvent ñun ñëpp dem nañ université daan nañu faral di def ñu am ngénte tubaab maanaam boobu bourse da ngay dem da ngay lekk te doo fay te loolu aussi tamit du préserver ñi nga xam ne ñi ay privé lañ investir nekk ci université di jàppale état ci seen liggéey boobu donc lu mel noonu bu amee recteur dafay yoon mu wóor ne takk der nañ ñëw aussi jàppale ñi nga xam ne ñi ñoom ñooy liggéey ci biir université bi ci cadre boobu nag le force de défense yi fa nekkoon doon jàmmalloog étudiants yi jàmmaloo yu métti ba far malheureusement benn ndongo daara ñàkk ci bakkanam métti na parce que force de l'ordre bu ñuy xeex ak unité ak étudiants yi ñu ne fukk ak juróom-ñett ci ñoom am nañ ci gaañu yu métti ba am na koo xam ne kii peut-être waxtu ci ginnaaw yeewaguloon donc ça veut dire que ñoom aussi ci seen côté métti woon na donc peut-être. Fallou Sène ndax dafa jot bal goo xam ni kon soxnañ ko ba tax mu ñàkk bakkanam ak lu ci mënti nekk ministre de l'intérieur xam ne ni enquête gu ñu ubbi dina tax ñu am ci lu leer ba diggu bëccëg gi ci talaata gi bilan bi nag nekkoon benn bakkan gu ci des ñeneen ñi ci jëlee gaañu ministre bi confirmé loolee kon amutoon keneen koo xam ne daal ñàkk na ci bakkanam waaye ba tey muy wootee jàmm dal moom Aly Ngouille Ndiaye. di wax aussi ndaw yi ñu dal parce que force doole bi amul dara lu muy rek te lii ñuy def luñ ci mënta yàq seen bopp lañ ko yàqal parce que bu ñu yàqee rectorat seen bopp la parce que ñu ñoo koy jàng d'abord bu ñu yàqee également CROUS parce que CROUS dafa nekk pour taxawu étudiants yi sur le plan social également seen bopp la yàqal yaakaar naa ne ak lu mu mënta doon war nañ ci mën a toog sereinement parce que ñoom ay intellectuel lañu war nañ mën a toog waxtaanee ko trouver ci solution moo gën en tout cas yàq bi wala dem ne dañuy marche yàq yi fi jàmbur wala yàq alal joo xam ne public la kon ñoom ñoo ko moom wala privé la ay jàmbur yoo xam ne peut-être seen yoon nekkul ci lii donc loolu yaakaar naa ne lépp mën nañ ko moytu. ba diggu bëccëg gi ci talaata gi bilan bi nag nekkoon benn bakkan gu ci des ñeneen ñi ci jëlee gaañu ministre bi confirmé loolee kon amutoon keneen koo xam ne daal ñàkk na ci bakkanam waaye ba tey muy wootee jàmm dal moom Aly Ngouille Ndiaye. ma ngoog ñu tënk rek communiqué bi nga xamante ni mi ngi tukkee ci rectorat bu université Gaston Berger bu Saint-Louis muy wax ne nag tey ci talaata ji yem ak fukki fan ak juróom ci weeru mai atum 2018 boori fukki waxtu ci suba Mouhamadou Fallou Sène étudiant licence deuxième année ca lettres modernes judd nag fukki fan ak ñeent ci weeru mai atum 1993 ca Patar faatu na nag ca hôpital bu Saint-Louis gannaaw jàmmarloo bu doxoon ci diggante takk der ya ak étudiant yooyu ca campus social ba. ñu ne nag ñi nga xamante ni ñoom ñooy takk derrière kii nag directeur bi moom moo doon sàkku ci ñoom rek ak wàllu ndax ñii di étudiants yi nag ñoom dañoo waxoon ni kon lu ko tàmbalee altine fukki fan ak ñeent ci weeru mai ñoom dinañ amal nag kon ñaari bis yoo xamante ne ni kon ñoom dinañ lekk ca restaurant ba lekk goo xamante ne nag kenn du ca joxe benn ticket li ko waral seeni bourse nag dañu koy yeex a jot université Gaston bu Berger bu Saint-Louis nag kon di mastaw rek njabootu kii di Fallou Sène waaye tamit ñi ngi mastaw mboolem Sénégal ñu ne nag dinañ ci ubbi enquête ci wàllu woowu recteur bi nag gannaaw bi mi ngi woote rek akub dal ba fileeg nag kon enquête ba di daal di noppi ñu wax nag ci leneen muy jëwriñ ji nga xamante ni moom la ñu dénk wàllu yoon fii ci Sénégal di professeur Ismaïla Madior Fall moom nag nee na tënku na rek ci li conseil constitutionnel wax jëm nag ci loi boobee jëm nag ci wàllug parrainage loolee la daal di xamle moom garde des sceaux lu soxal nag wàllu yoon fii ci Sénégal nee na nguur gi mi ngi ciy liggéey lu am solo ndax lu nu bëgg rek mooy yoon gën a moom boppam Pape Fara ñi nga lañ ci àndal Jafara Ba. am na daanaka lu mat plus de 50 notaires yoo xamante ni ñi ay notaires stagiaires la ñu pare nañu ñi ay notaires salariés ou assistants. conseil constitutionnel li mu wax kenn mënu cee dindi dara ci wàllu parrainage bi ndax nag bu dee loi organique wala loi ordinaire mën na cee wax waaye loi boo xam ne loi constitutionnelle la moom amu ci xalaat boo xam dina ko jox ministre bu yor wàllu yoon nag ànd ak ñoom ci xalaat boo nga xam ne génn nañ ko ci mbiru parrainage bi. conseil constitutionnel li mu def dara beesu ci parce que soo leen jëlee dëkk yu bari muy Sénégal muy France muy yeneen dëkk Europe. juridiction constitutionnelle bi dañ koy wooyee conseil constitutionnel fii suñu dëkk di ko wooyee feneen cour constitutionnelle wala tribunal constitutionnel ñoom su fekkente ni dañ leen jox loi pour ñu saytu ko par rapport ak constitution bi balaa ñu koy def dañuy xool ndax loi bi loi ordinaire parce que loi ordinaire mooy loi bi nekk ci suufu constitution bi loi boobu su leen ko joxee ne leen xool leen ndax méngoon ak constitution bi dañ koy xool su leen ne loi bi loi organique la dañ koy xool
suñ leen ne engagement international mooy traité international dañ koy xool waaye su fekkee ni loi la boo xamante ni dafay réviser constitution bi ñoom duñ ko nangu parce que dañu naan constitution ak loi bu koy réviser ñoo yem. gannaaw loolu ñu jëm ci lu yàggul dara ci yokkute ci wàllu yoon fii ci réew mi gannaaw ci ab atelier boo xam ne dinañ ko def daal di càmbar lépp loo xam ne moo nekk ay jafe-jafe mun ci indi nag ay saafara ci diiru juróomi at. justice Sénégal am na ay acquis yu bari am na ay force suñu xoolee par exemple fii Sénégal gis nañu lu ñuy woowee indépendance de la justice am nañ ci ay acquis yu am solo depuis indépendance am nañu texte boo xamante ni mooy statut des magistrats mooy garantir indépendance su magistrats yi am nañu benn texte boo xamante ni mooy régir conseil supérieur de la magistrature nu muy doxee am na texte boo xamante ni mooy aju ci wàllu organisation judiciaire donc loolu yëpp am na ci ay acquis document bi aussi dafay wax ci affaire carte judiciaire mooy nan la ñuy def ba nga xamante ni tribunal yi dinañu jege citoyen mooy carte judiciaire bi nuñ koy améliorer. atelier de validation de la lettre politique sectorielle bu wàllu justice nag dajale ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi yëngu ci wàllu yoon ak tamit koppar boo xam ne fas yéene nañ ko teg ci diiru juróomi at ngir nag bu ko defee yoon daal di moom boppam wàllu kaso yi ak yeneen bërëb yi nga xam ne ñu ngi fi ak tamit gone yu ndaw yi ñuy jàpp ñu mun a ñoŋal seen nekkin. Pape Fara Gningue jëwriñ ji di professeur Ismaïla Madior Fall tontu na nag notaire yi ci Sénégal la mu leen wax rek mooy daal nañu xoolaat kon lu soxal wàllub notaire nee na sax fii ak benn ay bis daal dina daal di rek kon woo këru notaire yi ci Sénégal ngir nag ñu waxtaan lim gi ëpp na juróom fukk booy xool ci notaire waaye nag ñaar fukk ak ñaar képp ñoo ci def concours te li ñu soxla nag mooy ay notaire yu xarañ ñu teewlu ko. xoolee am na daanaka lu mat plus de 50 notaires yoo xamante ni ñi ay notaires stagiaires la ñu pare nañu ñi ay notaires salariés ou assistants la ñu woon ñu ngi liggéey ci cabinet notaire yi ñoo ñëpp nag dañoo bëgg am li ñuy woowee charge notaire parce que notaire aussi soo koy nekkee da nga bëgg am sa charge am sa étude waaye problème bi mooy charge yi bariwul fi mu nekk ni par exemple repéré nañu à peu près fukki charge de notaire waaye su ñu nekkee fukki charge notaire nga am lu mat 50 ou 55 même demandeurs foofu nooy def noonu ni nga bu dee dafa ñaar rek la loolu moo amoon bu njëkk ba ministre de la justice mooy jël demande yi xool ñi ko ci neex mu nommé leen ñu nekk notaire ñi ko ci doy mu nommé leen ñu nekk notaire waaye am na beneen formule boo xam ne ñun ci la ñuy xalaat bëgg cee liggéey suñu paree sax dinañ ci diisoo ak notaire yi mooy ñu xool formule boo xamante ni mooy gën démocratique mooy gën méritocratique boo xamante ni sénégalais yëpp ñoo ciy bokk du da ngaa xam kii wala da ngaa am bokk moo tax ñu ne dañuy xalaat ndax duñ leen proposer ñu def benn examen boobu suñ ko defee ñi nga xamante ni ñoom ñoo ci gën a ràññee ñu jox leen charge te ci fan yii rek xam naa sax semaine prochaine dinañu rencontrer chambre des notaires waxtaan ak ñoom wax leen li nga xamante ni moom la ñu am comme proposition ñu waxtaan ci suñ ci jubóoyee ñu mettre ko en œuvre. ci kàddu yooyu la ñuy tàggatoo mbokk yi jaajëfal leen sant leen gërëm leen ci kanam tuuti Cheikh Tidiane Diaw dina fi teew faram fàcce leen xibaar yi ci nasaraan jaa ngeen jëf.